Votre bulletin d'information communale, BIC. Moussa Samdaf, directeur au hôpital Dalal Jàmm. bëgg nañu xam Moussa Samdaf jaar-jaaram ba nomination au niveau de l'hôpital Dalal Jàmm. waaw Moussa Samdaf de ak ndongo la rek comme sénégalais yëpp juddoo Sénégal màggee Sénégal am pàcc boo xam ne tamit Sénégal lañ ko jàngee bi ñuy jàngee jaar nañu lycée Blaise Diagne fa la ñu amee bac bañ ko amee nag ci lañ dem bitim réew jàngi am diplôme économie dellu si bi ñu dellusee donc ci la ñu tàmbalee liggéey toog nañu ay at nag comme ñëpp jaar ci chômage bi amee liggéey nag ci wax dëgg yàlla fonk suñu liggéey nekk contrôleur de gestion daanaka bi réforme hospitalière di tàmbali ñu ñoo tàmbali réforme hospitalière à l'époque 10 cadres de gestion la ñu woon ñu yóbbu ñu hôpital Diourbel ci atum 2000 daanaka 2001 bi muy duggee ñu def concours dem dugg école nationale d'administration bu nekk Abidjan pour def cycle d'études supérieures africain en management des établissements sanitaires bu ñu fa defee ñaari at am suñu lijaasa génn ñibbisi Sénégal am jële fa ndam nag parce que daanaka ñoo fa nekkoon major bi ñëwee Sénégal dellu ci hôpital ba ñu nekkoon waaw ba ñu fa delloo ci la ñu nommé auditeur interne nommé ñu fa chef de service administratif et financier ba daanaka fin 2005 ñu nommé ñu fa directeur ñu doxal di liggéey ba 2010 jot nguuru Sénégal soxlu ñu feneen ci hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès yóbbu ñu foofu ñu jéem fa def tamit suñu kéemtalaay kàttan bi ñu fa defee ñaari at nguuru Sénégal soxlaat ñu hôpital général Grand Yoff 2012 tamit ñu jéem fa def li ñu mën pour redresser situation bi wàññi coow li indiwaat koom ci biir hôpital bi ci 2015 nag ci lañ ñu dénk hôpital bi nga xam ne amoon na jafe-jafe lool pour tàmbali jumtukaay yi nekku fi woon personnel daanaka fukki nit lañ fi fekkoon daanaka daal mën nañu wax àll la rek ay bâtiment dong lañ fi fekkoon donc ci 2015 boobu ñuy ñëw donc booy xool suñu jaar-jaar loolu moom moo ñu indi fii ñu amoon mission am ko ba léegi d'abord ubbi hôpital bi fexe mu tàmbali bu ñu fexee mu tàmbali aussi fexe yokk hôpital bi alors jàpp nañ ne ci mission yooyu ñu dénk bi ñu fi defee juróom benn weer ubbi nañu hôpital bi muy août 2016 et booboog léegi ñu ngi góorgóorlu di yokk hôpital bi ànd ko nag ak kilifa yu ministère de la santé et de l'action sociale ak personnel hôpital Dalal Jàmm ak suñuy partenaire fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ba tey jii nii yàlla mu ngi ñu ciy defal sutura ba foo tourné dégg hôpital Dalal Jàmm du suñu ngóora du suñu xam-xam du suñu kàttan ndimbalig yàlla rong la ñu am pas-pas bi nag fas yéene ko yóbbu fi nga xam ne moom la ko Sénégal yi di xaar. ci nga daanale 2016 je pense que loolu mooy ndax bi ba nga defee 1 an am na ay mbir yoo xam ne waxoon nga ko maanaam yenn manquement yi wala yenn structure yi nga xam ne jotewul ci premier trimestre 2018 yëpp dina yem ñu gis ne tey jii nii li nga xam ne moo waral coow bi PCA bi dafa démissionné pour ces manquements là parce que dañu war a attribuer 2 bâtiments à hauteur de 1,5 milliard ci loolu lan mooy say waaw déjà ci démission wu PCA bi parce que newoon naa ne dootuma ci waxati parce que li ñuy regretter la bu doon suñu sago du démissionner bu doon suñu sago aussi dina continuer di ñu gunge
mais pour ñi ko xamul nañu jàpp ne hôpital bi directeur ñëw rek toog dafa amoon projet bu ko doon gérer depuis 2003 projet boobu nekkul woon sax ministère de la santé et de l'action sociale mu dem ba 2017 projet bi moo ko continuer di ko gérer mais projet boobu ñun en tant que directeur daanaka amuñu ci woon benn dogal donc li nekkoon suñu wareef mooy li nekk ci hôpital bi mu bëri mu néew mu néew ñu fexe mu dox te 29 août boobu may wax ni 2016 ñu ñoo fexe mu dox ànd koog ministre bi fi nekkoon ministre de la santé et de l'action sociale mu nekkoon Eva Marie Coll Seck mais projet bi suñu PCA bi nga xam ne démissionnaire aussi nekkoon na ci projet boobu bref li am solo tey mooy hôpital bi xëj na booy xool nu mu màggee ak nañ ko tabaxee ak nu mu bindoo daanaka jafe-jafe yi ci njëlbeen la woon juróomi bailleur de fonds 11 lots équipement pour booy jënd benn lot juróomi bailleur yi ñoo koy financé donc bu ci benn bailleur amee gàllankoor lot boobu yëpp day am gàllankoor mu tombeek tamit hôpital bi ñii dañuy tabax ñeneen ñooy indi équipement bi équipement bi bu ñëwee bu fekkee ne tabax bi mënul jël équipement boobu dafay laaj ay liggéeyaat hôpital bu toll noonu nag bu toll nii loolu moo indi yéex bi ñu demee bay waaj a tàmbali ba équipement yi ñëw ci la ñu gis ne équipement yii bâtiment yi war a dugg am na lu fa manqué wala am na lu ñu fa war a yokk ñu nekkaat tamit pendant at di tabaxaat di tojaat pour mën a dugal équipement yooyu donc loolu yëpp indi na ay yéex ci affaire hôpital bi maintenant hôpital kenn mënul tëb rek ubbeendoo lépp surtout hôpital bu day nii parce que sax doo am personnel bi fay liggéey bi ñu toogee ak kilifa yi ak tamit ñi nga xam ne ñoo ŋànk hôpital bi mais hôpital bi dañ koy ubbi de façon graduelle commencé nañu consultation yi 2016 ñu dem ba 2019 mu amoon tamit yu manqué maanaam pour commencer hospitalisation yi il faut nga am morgue au cas bu décès amee il faut nga am ay lal il faut nga am yeneen ak yeneen ak yeneen mais ñun xaaruñu projet bi dañoo uti ay lal indi teg démarrer hospitalisation yi ci ñetti service médecine interne pédiatrie hématologie clinique ñu waroon tàmbali ci mois de février bi cardiologie ak néphrologie bi mbas mi ñëw ñu ne nañ xaar fi may wax ak yéen ni dans le cadre du projet ña ko tabaxoon tey jii nii ñoom ñoo waroon indi matériel laboratoire ñun ba ñuy tàmbali benn matériel laboratoire ñëwul woon lii fi nekk ci matériel laboratoire bi yëpp ñoo ko dox te tey jii analyse de routine yi laboratoire bu normal war a def yëpp laboratoire hôpital Dalal Jàmm mu ngi koy def yokk ci sax nag ay équipement yoo xam ne mu ngi fii te amul wala boog su amee ci biir Sénégal benn hôpital moom mu ngi koy am donc yéex yooyu yëpp nañu jàpp ne du peut-être ma sàmba wala ma demb mais ni ñu tabaxee projet bi ak nañ ko doxalee xëj na moo amoon ay gàllankoor ca départ donc ñun suñu wareef autorités yi tamit yi fi nekk tey jii nii ñu ngi nekk di jubanti xam nga jubanti nag ay contrat wala jubanti ay loo xam ne nit ñi def nañ ko avant ngay teew du yomb surtout nag pour jëmee ci ay milliards donc loolu moom bokk na ci li indi yéex mais loolu yëpp taxul ñuy xaar parce que tey suñu yaafu son di xaar ne dañuy xaar lépp mot pour ñuy door a tàmbali kon mën na am tey jii nii duñu tàmbali donc def nañu suñuy pexe mais état bi tamit seetaanuñu jàpp na ci bu baax parce que tamit hôpital bi hôpitalu état la bu ko kenn fàtte du hôpitalu Massamba du hôpitalu Mademba du hôpitalu directeur état moom hôpital bi fi may wax ak yow ni hôpital état bi moo substitué wu maanaam li nga xam ne bailleur de fonds yi ñoo ko fi waroon dugal accélérateur linéaire yi état moo génnee ci gafagaam 2 milliards dem jëndi ñëw teg tey fi may wax ak yow nii état indi na ay lal yu bees jaare la ko nag ci ministère de la santé ñëw mu ngi fii tey jii nii xam nga dañuy wax après Covid
bu tey jii nii bu Covid jeexoon di nga gis ne hôpital bi dina fonctionner à 100%. État moo indi jënd morgue ñëw teg ko fii te loolu yëpp bàyyi rëy ko fa waroon indi ak projet boobu. État également moo fi indi loo xam ne dafa war a jëm ci ni ñuy traité ay déchets biomédicaux maanaam mbalit bi nga xam ne day génn ci hôpital. État bi tey jii nii moo ne fii ak septembre nañ ñu indil scanner 64 barrettes mais également nañ ñu indil benn IRM ma defe ne nag lu presque lu jëm ci 3 milliards ngi noonu état bi daanaka mu ngi ko fi dugal te jeexul. État bi mu ngi tabax benn service bu ñu tuddee centre de traitement des épidémies peut-être su mbas mi jeexee dinañ ko def service des maladies infectieuses. Hôpital bi tamit xalaat am un plan stratégique bu ñuy tuddee projet d'établissement ci biir plan stratégique boobu ñu ne fii ak juróomi at suñu hôpital bi bëgg nañu en plus service yi fi nekkoon ñu def fi tel service tel service tel service. kilifa médicaux yi chef de service yi waxtaane ko d'accord ko bind ko ci biir bi ñu amee opportunité financement bu président joxe pour loolu parce que ñun ñoo ko sàkku du président moo décidé peut-être def leen lii hôpital bee ko sàkku te dañ ko waxtaane ba déggoo ko ñu sàkku ko am ko defe naa warul indi coow parce que fii ku nekk tamit ci sa service yaa ngi am ay projet ñu financé ko wala ñu ñàkk ko financé tey jii ñaari projet yi moo am financement am na yeneen projet yu fi am financement te indiwul coow te ñaan nañu yeneen projet yi fi nekk aussi ñu am ay financement te xam ne àdduna dara xëyul sotti donc dama jàpp ne coow li yëpp sax da koo jarul état mu ngi def li mu war a def ànd ko ñi mu ko war a àndal mu ngi avancé ku dugg ci hôpital bi période 2016 dugg ci hôpital bi tey di nga xam na ne coppite bu rëy am na fi ku dugg ci hôpital bi tamit ci wàllu accueil ak leneen di nga gis ne ñu ngi soppi doxalin ci wàllu woowu parce que foofu moo doon sooxe ma jàpp ni kon li nga xam ne mooy suñu wareef ci wàllu liggéey bi ñu ngi koy doxal xëy na nag même bu lépp tamit motawul daanaka boo jëlee téeméer daanaka mun nañu jàpp ne juróom-ñeenti fukk ak juróomi egg nañ ci li ci des tamit ñun ñoo koy liggéey ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir hôpital bi ñoo koy liggéey waruñu jël lépp wékk ko ci mbaggu état wala mbaggu ay bailleurs de fonds ñi nekk ci biir service yi dañu war a liggéey indi koom boobu tamit ñun ñuy def suñuy pexe tamit di jënd parce que financement ñetti source la état am na lu muy joxe partenaires yi am na lu ñuy joxe mais hôpital bi ci boppam dafa war a créer ay ressources pour moom it def ay investissement donc ñun suñu war a bopp ñun ñi nekk ci biir service yeeg yooyu ñoo war a liggéey fexe également mottali li ñu yaakaar ne motul ñu ngi koy def naam mais des na mën nañu gën a def donc moo tax rek may ñaax liggéeykat yëpp di ñaax ñëpp également ñu gën a takku rek laxasaayu nañ ko jàppee woon 2016 ba egsi fii ñu egsi fii tey mun nañu continuer noonu parce que nañu nekkee woon moo ñu jural lii ñu am nii ci xeetu baax parce que tey jii nii boo jëloon sondage ci wàllu Covid bi xam nga moom bu doon hôpital bi doxul du ñu mën a dalal fii junni ak juróomi téeméer ak lu teg ci ay malade Covid du ñu mën kon junni ak juróom benn fukk malade du ñu wër ba génn dem seen kër donc loolu moo lay wan ne donc hôpital bi mu ngi dox naam bu lépp motewul parce que financement yi dafa wuute kii financement exceptionnel la pour ñu financer ñaari projet yooyu mais financement li nga xam ne nag pour defar bloc opératoire bi parce que daanaka moom rek moo ci des te bu dul woon mbas mi ñu tëj frontière aérienne yi kon ñi nga xam ne ñoo ngi dëkk Allemagne war a ñëw defar fii bloc bi kon tey jii nii dinañ fa nekk. si sa biir wax da nga ne dañuy exprimer seen besoin état ñëw appuyer est-ce que si biir expression de besoin boobu
jaadu woon yi nga xam ne moom moo nekkoon comme manquement comme ni nga ko waxee ne après mbas mi dinañ dem à 100%, mais avant mbas mi yéen a ngi exprimé wu ci 2 bâtiments yi nga xam ne war nañ ko defar est-ce que jaadu woon li nga xam ne lee ñi ne moom mooy manquement yi nekkoon priorité. waaw mais loolu dañ ci nekk xam nga tey dañu wax ni am nañu 1,5 milliard mais état du Sénégal joxewaat na 560 millions pour que yenn travaux yi nga xam ne moo gàllankoor installation yenn équipements yi pour ñu def ko xam nga dañu focaliser wu trop ci 1,5 milliard tey jii nii état du Sénégal joxe na 300 millions pour ñu def maintenance appareil radiothérapie donc bu ñu indi jaxas ci bopp nit ñi. lan mooy problème bi waa tintement bi xam nga problème mu ay problème mën na am problème de nit la problème de personne la wala problème de bopp kii warul am lii lu tax ñuy am lii kii warul njëkk am lii wala loolu man damaa jàpp ne bu dee ñun ñëpp askan wi la ñuy liggéeyal donte dërëm moo dugg ci biir hôpital ñëpp dañu war a kontaan parce que du fii rek état dugal na 1,5 milliard hôpital Fann pour ñu defaraat service de maladies infectieuses état dugalaat na peut-être 1,9 milliard et quelques au niveau de l'hôpital principal état dugalaat na leen mais pourquoi donc fii ci hôpital Dalal Jàmm yi nga xam ne jàmm rek lañ xam booboog léegi di dalal nit ñi ci jàmm lu tax ñu bëgg a indi problème lan moo làqatu ci ginnaaw mënuma ko expliquer man jàmm moo fi am lii ñuy doxal pour ñaari service yooyu sénégalais yi dañ ko soxla fii ci hôpital bi lañ ko laajtee te ñii fi nekk di faj ñoo ko xalaat d'accord ci donc loolu warul am problème maintenant question de priorité au lieu ñu def lii la ñu waroon def dama jàpp ne nag président de la république moom mooy ki nga xam ne moom la ñu fal pour mu joxe priorité yi hôpital bi tamit li nga xam ne li ñu wax ne doxul mais mu ngi dox hôpital bu doxul woon du ñu dalal daanaka 400 personnes au niveau de la réanimation du ñu def plus de 30 000 analyses au niveau du laboratoire du ñu def ay consultations de plus de 100 000 personnes yoo xam ne ñu ngi fiy jaar du ñu hospitaliser plus de 800 personnes état bi en plus de ça affecté nañu aussi du personnel donc état bi xam na ne hôpital Dalal Jàmm priorité la pour moom mu ngi def la mu ca war a def leneen li vraiment xiiroo beeg ngaayoo bi c'est plus un problème de personne qu'un problème d'autre chose te jaru ko vraiment jaru ko nañu reconcentré wu ci suñuy mission officielle suñu mission mooy fexe hôpital bi dox ñu nekk ci jàmm dalal nit ñi ci jàmm faj nit ñi ci jàmm xëccoo bi pour man tey li ñu war a def mooy kan moo ëpp malade yi nga faj loolu mooy kan moo ëpp malade yi nga faj ci biir hôpital donc loolu moom la ñu war a nekk genre émulation la entre les services mais pas entre des personnes loolu nag dafa gàllankoor lool lu bëri lu yàqu ci suñu réew looloo ko yàq pourquoi ma Samba am te man awma wala ma Demba am te man awma dañu jàpp ne rek ni 15 bu duggee ci biir hôpital bi yokkute la pour hôpital bi te ñun ñëpp dañ cee war a jàpp bu ma dugalee tey man ci sama service bu ëllëgee keneen dugal service am gannaaw ëllëg loolu moom mooy yëkkati hôpital bi te population bi lu ñu soxla mooy hôpital boo xam ne bu ñu fi ñëwee li ñu bëgg ñu fekk ko fi fekk fi nit ñi fekk fi médecins yi fekk fi équipement yi fekk fi yar ak teggin fekk fi accueil bu baax ñu jël leen ci anam yu gën a baax maintenant nag wër bi moom mbiru yàlla la. est-ce que ba léegi nii am na malade yi nga xam ne dañuy romb fii Dalal Jàmm dem ba Dantec parce que am na ay manquement après 5 ans de service bi nga jiitee. mais xam nga tey am na ay malade yu doon dem Dantec ñu ngi ñëw Dalal Jàmm contraire bi la man laa gis am na ay malade yoo xam ne ñu ngi nekkoon Dantec wala feneen beneen hôpital ñu ngi ñëw Dalal Jàmm Dalal Jàmm ñëwul pour arrêter maladie yi fi ñu doon dem maladie yi ku ci nekk tu es libre de dem fi nga yaakaar ne sa médecin foofu la nekk wala fi nga yaakaar ne foofu lañ lay faje te amul benn hôpital waxuma Sénégal de ci monde bi boo xam ne boo demee di nga fa fekk jumtukaay yépp amul par exemple boo jëlee li jëm ci wàllu cancer nit ñi peut-être Dantec rek lañ daan dem rendez-vous yu sori lool mais tey jii boo ñëwee Dalal Jàmm wàññil nañu Dantec liggéeyam mais ñi doon dem ba Dantec tey jii ñu ngi fi responsabilité mooy fexe
ba malade boo xam ne jël nañ ko fi ñu jël ko ci ay anam yu ànd ak sécurité mu am courant bu doy am ndox bu baax am climatisation bu baax am oxygène bu baax loolu bu amul doonte amoon nga xeetu équipement yëpp tamit sa paj mi du baax parce que li ñu war a xool mooy paj mi qualité paj mi donc bloc opératoire moo ci des tey jii nii bu fekkoon ne avion yi ñu ngi dem ak dikk kon ñi nga xam ne ñoo koy installé ñëw nañ nekkuñu fi Allemagne la ñu nekk et que jàpp nañ ne fii ak peut-être mois de décembre direction générale des établissements de santé moo yore dossier boobu pour fexe loolu yemb ñu mën a liggéey mais yeneen service yëpp ñu ngi dox wax dëgg yàlla ñu ngi hospitalisé ñu ngi def rajo ñu ngi def ay échographie ñu ngi def ay analyse de laboratoire ñu ngi consulter ci yeneen spécialité neurologie ophtalmologie ORL cardiologie pédiatrie odontologie ba ay prothèse dentaire sax dañ koy defar mu ngi dox donc man dama jàpp ne hôpital mu ngi dox maintenant nag bëgguñu yam foofu bu doon suñu sago nit ñi dañuy jóge bitim réew ñëw di faju si fii te ñaari service yooyu nga xam ne tey jii nii am na ñoo xam ne ñu ngi leen ko ñaata la état du Sénégal di fay di yóbbu ay doomam ci dëkku arabe yi wala ci dëkku naar yi Maroc Tunisie ak yooyu wala France état du Sénégal di ko supporter ñuy dem di faju ji foofu te ñu mën ko def fii ñaata nit tey jii nii ay couple ñoo toog mënuñu am doom ñu leen ci yàq lu ne ñenn ñi ñu leen ci tam dëm ñi am xaalis ngay taseeg ñoom ñuy dem Las Palmas wala dem feneen di faju ñi ko amul lu ñuy def gis nga nguur dafay tëddee njaaxaanaay tëddee njaaxaanaay bi mooy fexe ba ñu mën a faj nit ñi ku nekk ci sa soxla su ñu amee opportunité d'investissement pour fexe xaalis boobu ñu doon fayal nit ñi ñuy dem ñu mun ko dugal bàyyi fii ci biir réew mi moo gën fexe tamit ba ñi nga xam ne amuñu lu leen yóbbu bitim réew pour ñu faju ji ñu mën ko def fii damaa jàpp ne loolu moom mooy souveraineté thérapeutique indépendance ñu ngi wax indépendance économique indépendance truc mais indépendance médicale wala indépendance sanitaire dafa am tey jii nii kenn mënul dem kenn mënul dikk ñaata nit ñoo feebar tey jii waroon jël avion dem te mënuñu dem te pourtant lii ñuy def nii bu ñu ko defee dalal jàmm tey def Fann suba def hôpital principal ginnaaw suba dugg ci biir région yi def ko mais au moins boo mënul dem bitim réew boo nekkee Dakar di nga mën a dem Touba faju ji wala nga mën dem Tamba faju ji ki nekk Tamba ñëw Dakar donc loolu la nañu vraiment ramener les choses à leur juste proportion ramener les choses fexe sagesse jiitu passion parce que ci affaire bi passion laa ci gis te passion bi ci nekk yëpp da koo jarul bu ñu waxee rek te dëgg te yàlla tax. waaw defe naa ci wàllu Covid bi ñun dañ ci sóobu bu baax xaaruñu sax ku ñu ci woo parce que gisoon nañ ne am nañu capacité yi parce que bu ñu amoon capacité yi comme li ma lay wax fii di ko wax médecin yi fii bu ñu leeree ne lii bu ñu ko defee ëllëg ak si biir gàllankoor moo ci am duñ ci dugg bu lépp motewul tamit duñ ci dugg moo tax bi affaire bi kiiwee rek le 27 mars ñun ci la ñu sóobu ci xeex bi le 27 mars ak fi may wax ak yow nii daanaka ba démb ñi ngi woon à peu près si 1539 malades yoo xam ne jot nañ leen fii daanaka junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak ñeent ci ñooñu daanaka 1348 tamit wër nañu ba génn dem seen yoon donc junni ak juróom benn fukk ak fanweer ak ñeent fukk ak juróom-ñett malheureusement nag am nañ ci ay décès bi moo je pense 27
pour 47 décès ak 17 transferts donc booy xool ci hôpital Dalal Jàmm téeméeri malade yoo jël presque juróom-ñett fukk yi wër nañu ba génn dem donc dañu jàpp ne loolu tamit performance la ñi nga xam ne tamit dañoo génn àdduna du seen yaafuus du yaafuusu personnel bi aussi ay malade la yu sonn ay mag lañu 80 60 jëm kaw ñoom ñoo fi décédé te lu ci bëri dafa amoon yeneen xeetu feebar yu nekk ci seen bi xam nga maa ngi lay wax ne presque ci Covid bi kese laa la wax de def nañu presque 30 000 tests wuute nag les tests de routine yi nga xam ne malade yi dañuy ñëw di ko def malade bu dugg biir hôpital Dalal Jàmm ci wàllu Covid dinañ la jëlal deret defal la ay analyse xool ndax amul leneen lu yàqu balaa ñuy commencer traitement defal la ECG defal la leneen ak leneen ak leneen malade bu fi dugg mën naa la woon ay témoignages ay malades yu ñuy remercier ci suñu professionnalisme yu ñuy remercier ci accueil bi ñu leen def ak yooyu yëpp donc dama jàpp ni ci wàllu xeexu Covid bi ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan activité de réanimation yi ñuy wax am na fi xam nga activité de réanimation bokkul ak service donc de réanimation le service c'est un local l'activité mën nga ko délocaliser presque ñeent fukk malade 400 jaar nañu réanimation presque lu ëpp 200 yi génn nañu tamit réanimation soit ba ñibbi wala donc hôpital Dalal Jàmm ci wàllu xeexu Covid bi ñàkkul na dégg ngeen ko sax ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ma jàpp ni nag bu doon hôpital bi doxul du ñu mën a dalloo malade yooyu fii wala boog résultat yi ñu am ci wàllu paj mi tamit duñ ko mën a am donc dama jàpp ne Dalal Jàmm ñu ngi góorgóorlu waaw sama dernier message mooy d'abord di remercier monsieur le président de la République son excellence Macky Sall ci bàyyi xel gi mu bàyyi xel hôpital bi ak ci volonté bi mu am pour jubbanti la nga xam ne moom moo soxe woon ci cadre projet bi fi nekkoon depuis 2003 pour mën a fexe hôpital bi dox di remercier monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ku bàyyi xel hôpital bi la ku bàyyi xel hôpital bi la te lii ñuy def lu ci bëri tey jii nii daf ñu ciy jàppale et il nous dit fonce la ñuy wax na gaaw na bar moo gën a yàkkamti ñépp hôpital bi pare di remercier le PCA professeur Pape Touré bi démissionné di ko remercier parce que lu mu bon aussi nekk na fii ak ñun xëj na seytaane dafa bëri doole mais ñu ngi koy remercier di remercier aussi l'ensemble des membres du conseil d'administration parce que sonnaluñu quand même ci dara remercier personnel bi commencé ko ci chef de service yi ba ñi ci gën a tuuti mais tamit di leen jox benn ndénkaan division du indi dara dañuy gën a tardel synergie créer ay synergie mooy li ñuy may doole mooy li ñuy pousse hôpital c'est un tout bu ñuy juger hôpital bi du ñu juger service Massamba du ñu juger service Mademba hôpital bi la ñuy juger ñu jàpp ne yokkute su amee ci hôpital bi yokkute travailleur bu ne la mais également yokkute malade donc ma leen di ñaan rek lii fi jot a jaar vraiment na dal ñu continuer nekk nañu nekkee woon maanaam wax tuuti liggéey lu bari noonu la ñu nekkoon 2016 di raam ba yegg si fii ñu am résultat yi donc wax ji jaru ko li ñuy liggéey mooy waxal boppam te li ñu fi def booboog léegi mu ngi wax ñu jàpp ne donc ñu dellu siwaat ci fondamentaux yi continuer di waxtaan ku nekk def violence ci sa bopp nangul keneen ki li mu am ak li mu mën ak li mu xam te tamit suñu xam-xam ak suñu jot tamit ñu mettre ko au service des malades et au service de l'hôpital loolu moom mooy sama wax te di leen wax ni ku la jox ndekki
jox la añ bu la diggee reer tamit war nga ko gëm surtout bu la bëggee toggal nag reer bu neex il ne sert à rien nga bëgg a am hôpital bu pare lépp pare na fekk en réalité amul benn condition de sécurité mënoon nañu installer yëpp nga xëy lépp maabaat problème dong la ñuy indi donc loolu rek laa amoon li ñuy wax di bu fekkee ne kàddu yi nag dafa dëng ñu xam ne nit moo motadi rek ñu jéggal ma ko te li may wax ni jëmalewu ma ko ci ma sàmb jëmalewu ma ko ci ma demb sama bopp laa ko njëkke di ñaax sama bopp di ñaax samay collaborateurs di ñaax ñi nekk ci hôpital bi pour vraiment ñu gën a concentré wu sur l'essentiel di ñaax également population bi naan leen c'est vrai mbas maa ngi fi mais ni ñu continuer également di dem faju ji di respecter également mesures barrières yi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy xelal nit ñi bu ko defee ñaan yàlla mbas mi jóge fi ci nu mu gën a gaaw